Actuellement, il est pratiquement 3 heures du matin. Nous japonais au niveau du département de Keur Massar départ ko Yeumbeul Sud ba fii ci rond-point Yewwi à Jaxaay ndax rond-point bi leen tuddee rond-point Yewwi à Jaxaay célébrer nañ la brillante victoire de la coalition Yewwi Wallu au sein du département de Keur Massar avec une très large victoire de plus de 5000 voix alors que ki ñu jàkkaar lool muy Benno Bokk Yaakaar 3000 nangal am donc foofu y a même pas photo di remercier ñi nga xam ne de près ou de loin contribuer nañ ci victoire bi ndax du ñun ñii kese ñu bëri ñi ngi toog seen kër votel nañ ñu ñaanal nañ ñu jàppale nañ ñu ngi gërëm ñëpp sama naataango yi fi taxaw nag il faut ñu présenter leen ginnaaw bi nga leen xamee ba pare Mouhamed Bilal Diatta maire de Keur Massar Sud man maire de Jaxaay Parcelles le valeureux député parce que honorable lañ koy wooyee bis ni ki tey muy Modou Bara Gaye le président du conseil départemental qui a été le président du comité départemental électoral muy Babacar Gueye le professeur suñu deuxième député ñu war ko ovationné muy député Fatou Sow ñu tàcc ko bu baax bis ni ki tey député lay dégg pour la deuxième fois de l'histoire chance nag yàlla moo koy def dañ koy nangu kontaan ci lool biñ ko plébiscité au sein de l'Assemblée nationale moom ak Modou Bara Gaye mii ki ci tegu mooy Babacar Ndaw maire de Keur Massar Dimos maire de Yeumbeul Nord Babacar Ndaw maire de Yeumbeul Nord sama naataango bi mon frère à moi di Adama Sarr Boy Bandi maire de Keur Massar Nord Boy Bandi waaw fii bandi amu fi ay gars yu sell ñoo fi nekk en commençant par Bilal moom Bilal waaw xam nga dañ naan Ousmane Sonko mu sell mi man bëgg naa au niveau du département de Keur Massar ñuy wax Mouhamed Bilal Diatta mu sell mi waaw ñu def ko ngir turandoom Mouhamed Bilal Diatta mu sell mi loolu lu may ñaan bis ni ki tey la ñu tàcc ko gars yi dañoo sonn mais mënuñu ci bañ a jox kàddu yi ginnaaw bi ñu ma joxee honneur boobu bu ñu paree professeur dafay tëj ñaari candidats yi dañ ne dañoo sonn ba dañoo feebar bàyyi nañ lépp ci loxo professeur Babacar Gueye muy suñu président mu def benn discours historique mais balaa ñuy daaneel ñu remercier encore ñëpp ndax ñun bu ñu faloo bu ñu defee tuuti rek gars yi dañ ñuy mere ñi blessé parce que y a eu des blessés ñi nga xam ne feebar nañu ñi nga xam ne sonn nañu ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm ku ñu tudd ak ku ñu tuddul ñu ngi gërëm ñëpp ndax doole jën ndox ñun kese duñu dem ñun ñi ma fi lim ñii bu doon ñoom kese duñu dem la force c'est la jeunesse vive la jeunesse massaroise vive les femmes massaroises mais aussi fàttewuñu mag ñi ndax jotaay boo xam ne ay jeunes rek a fa nekk dañ ne baaxul c'est la force unie de toutes les tranches d'âge moom moo indi lii tey di wax nag balaa ñuy daaneel que suñu victoire yi duñu bàyyi ku ko hold up duñu bàyyi ku ko sàcc parce que gis nañ fi déclaration d'une certaine femme et de certaines autorités de l'autre camp di wax ne plus d'une trentaine de départements gagné nañ ko. asalaamaaleykum damay commencer gannaaw ba ma nuyoo ñëpp masawu ñëpp ma sargal aussi ñëpp di féliciter suñu ñaari honorable yi di honorable Fat Sow ak honorable député maire Modou Bara Gaye di leen ñaanal yàlla mu jég leen te yàlla defal leen ci ndam ndax bu ñu amee ndam ñun ñi ñëpp ñoo am ndam. L'histoire retiendra qu'ils seront les premiers députés du département de Keur Massar donc yàlla moo leen ko jagleel yàlla nañu ko muurloo su ko defee ñuy nuyu di féliciter également tous les maires qui sont là di ci jiital suñu doyen di Babacar Ndaw maire de la commune de Yeumbeul Nord
ak monsieur le maire Adama Sarr, maire de la commune de Keur Massar Nord, monsieur Mohamed Bilal Diatta, maire de la commune de Keur Massar Sud, ak maire Aziz Diané, maire de la commune de Jaxaay Parcelles. su ko defee di nuyu tamit responsable yi fi teew yëpp dañuy bañ a lim moo tax ñu tudd kilifa yi rek ñu yóbbaale ñi ci des ñëpp mais képp ku fi teew nuyu nañ la sant nañ la gërëm nañu la di nuyu sécurité bi logistique beeg ñëpp mag xale ndaw bàyyiwuñu kenn bu ñu sañoon kenn ku fi teew ànd ak ñun depuis Yeumbeul Sud ba fii dañuy jaar sa tur nuyu la sant la sargal la tey sama yaram dafa daw parce que gis naa ñu doxee Yeumbeul Sud ba fii am na ñu doxee Yeumbeul Sud ba fii ñu taxaw dugguñu ci oto te loolu pas-pas la moo ko waral ak bëgg bi ñu bëgg cause bi bon su ko defee nag dañuy remercier population bu Keur Massar ci li nga xam ne defal nañu ko coalition Yewwi Askan Wi il y a 6 mois dañu demoon élection locale gagné 6 communes ak département tey yàlla def na ñu bëri dañ doon wax rek naan dañoo fakkastaloog dañoo nangam ak gagné wuñ ñoog lu nañu wax ko waaye tey population bi génnaat leeral lépp àtte ñu ak ñi nga xam ne dañu bëggoon salteel suñu victoire population bi génn nañu voté ba d'après résultats yi ñu mujj jot ñu ngi ci 53,53 000 et quelques voix au moment wu ñoom ñi ngi am ay 35 000 dafay wane ne donc population bi dañu génn confirmer li nga xam ne defoon nañ ko il y a 6 mois te loolu nag dañ leen ci sant bu baax confiance boobu ñu am ci ñun ñu ciy sant population bi di ñaan yàlla dooleel kàttal ñu ba ñu bañ leen recevoir ba yaakaar bi ñu am ci ñun ñu matale ko su ko defee donc dañ ñoo message la boo xam ne dinañ ko décortiquer fexee taxaw ci seeni soxla donc te li ëpp solo mooy 2024 waaw su ko defee coalition Yewwi Askan Wi dafay bàyyi xel 2024 loolu moo tax lépp loo xam ne population bi bëgg na ko lancer ko muy message dinañ ko décortiquer li ci war ñu def ko en tout cas ñu ngi joxewaat suñu engagement ma koy renouveler fii au nom de tous les élus qui sont là di joxewaat suñu engagement di ko renouveler di wax ne ñu ngi engagé wu pour li nga xam ne teg nañ ko suñu loxo te askan wi Keur Massar yaakaar ñu ci ba jiital ñu ci dañuy engagé wu fii ci place bu historique bi que incha allah dinañu fexe ba du ñu leen décevoir loolu daal lépp lu ñu mën ci li nga xam ne suñuy prérogative la loi bi conféré ñu ko ñu war ci taxaw pour liggéeyal askan wi ñun ñii di ay élus dinañ fexe ba danañ ko sàmmante sàmmoon dinañ ci taxaw def ci luñ ci mën pour satisfaire population yi suñu ñaari député yi nga xam ne tey dugg nañ ci histoire ñu leen di ñaanal yàlla kattanal leen ba yaakaar bi population Keur Massar également am ci ñoom bu ñu demee ca perchoir ba bu ñu demee ca hémicycle ba yàlla may leen defal leen fasaaxa ubbi seen dënn sol ci leer ba lépp loo xam ne war nañ ko fa wax pour lu jëmale département Keur Massar yàlla inspiré leen ci ba ñu défendre Keur Massar taxawal Keur Massar ba lépp loo xam ne war na ñëw ci Keur Massar yàlla barkeel leen ba ñu mën ko plaidoyer ba mu mën a ñëw fii su ko defee bég nañu kontaan nañu tey c'est un jour historique ni ma ko waxee woon ci suba ci presse bi ndax doy na sant yàlla nga bokk ci ñiy fal la 14e législature am na ñu tëdd ci lalu hôpital taluñu ko am na ñu nekk ci yeneen tolof-tolof bu la yàlla mayee kàttanal la wéral la ba nga bokk ci tey ñi fal
député yi da mënoo lu dul sant yàlla donc ñuy sant yàlla bu baax ci mënuma tam tëj te gërëmuma comité électoral départemental bi loolu aussi il faut ma gërëm leen remercier leen xam naa du ma ci tudd tur sax ndax bu ma tuddee kenn bàyyi kenn ndax ñoom ñëpp jàpp nañ ci te fépp fu ma dem ànd ak ñaari honorable yi ci département bi ñoom dañuy ànd ak man n'est-ce pas ànd ak man ci lépp ba yàlla def tey résultat bi am donc loolu tamit bu ma téyee fii war a wax dafay rafet ma sant leen gërëm leen encouragé leen donc loolu daal laa ne woon naa ko wax kàddu yi xam naa jaxasoo na mais xëy na nit boo bëggee da ngay jaxasoo loolu la su ko defee daal ñu yemale ko foofu di ñaanal ñëpp salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ma ñaan une minute rek ma ñaan une minute ndax sama kilifa Babacar Ndaw Babacar Gueye bu waxee kenn waratu ci tegaat baat mais boo gisee président wax ma jëlaat kàddu ci kaw président parce que dafa sant ñëpp fàtte sant boppam boo gisee ma ñaan kàddu ci katam dafa sant ñëpp mais mënul sant boppam parce que loolu nit du tagg boppam may def seede ci Kër Massar taxawaay bi mu am ci département bu Kër Massar ci élection yi lu nu jar a félicité la tey ndax soo ba tey maa ngi moom Adama Sarr mii ñoo ngi ci bureau par bureau di xeex metti suñu vie ak suñu risque yëpp lañ jël teg ko ci tey mu jar nañ suñu bakkan heure bi da nga war ñoo ngi prison heure bii waru ngeen fekk fii ñu taxaw kon grand Babacar Gueye maa ngi ñaan képp ku fi taxaw nga tàccul ma ko te yàlla rek tax loolu laa ñëw naa ko dolli ak Alioune Badara Seck mi nga xamante ne aussi moo ngi ci ginnaaw te li mu daj ci coalition bi kenn xamul nu mu toll mais nag may wax nii Kër Massar am nañ sens bu rëy ba ñu amee ku mel ni l'honorable député Fatou Sow waaye sens bi li tax mu rëy mooy bi ñu amee multidimension muy Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Gaye parce que wallahi azim xam-xamam compétence am fitam sagesse-am wallahi du pour département bu Kër Massar mais c'est pour l'Afrique te nous on a un projet pour l'Afrique te bu ñu gisee ku mel nii tey taxaw ci assemblée bi dañuy war a sant yàlla moo ñaa ngeen tàcc ma ko ak tàcc yu méttee métti waaye ma gërëm waaye yëmbal ñëpp parce que doxee yëmbal ba fii kooku moom ku amul détermination mënuloo ko di sant waa Malika di sant waa yëmbal Nord di sant waa Jaxaay di sant waa Kër Massar Nord di sant waa yëmbal Sud waaye di sant waa Kër Massar Sud bi nga xamante ni tey élection yi dañ maa defal surprise bu sedd sama xol xam ngeen mooy lan bureau yëpp 100% laa fa gagné barke alxuraan Kër Massar Sud sas nañ ma wallaahi jël ma gën a gore dinaa leen liggéeyal ba dee barke laa ilaaha illallaah asalaamaaleykum wa rahmatullah. non non c'est bon.